asalaamaaleykum rahmatulah mbokk internet yi yéen ñi seetaan Badoaya TV ñu amaan mbégte ak kontaante di leen teewal fii encore ci suñu plateau ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di balu ñëpp ak di leen baal ak di ñaanal ñëpp jàmm di ko sàkku ci yéen di ñaanal ñi nga xam ne ñoo tëdd ci lalu hôpital yi yal na leen fa suñu borom bi génn ñi nga xam ne aussi ñu ngi ci prison yi yal na leen fa suñu borom bi génn ci daraja Nabi Moustapha ak barke Alxuraan tey ñu ngi am mbégte ak kontaante di dal suñu plateau Mountakha Dramé Mountakha ñu ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa wàccuwaay. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu soxna si maa ngi lay delloo ziar. mbokk yi comme niñ leen ko waxee rek ñu ngi dalal tey Mountakha Dramé Mountakha bëggoon nañ xam tey kan mooy Mountakha fu mu juddoo fu mu yaroo ak nga jàng na école. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu yaay Fili Diop n'est-ce pas. Oui. mooy tur bi maa ngi lay ziar encore di la nuyu di la remercier aussi ci invitation bi ci seen chaîne Badoaya TV di wax ne mbégte bu rëy la ngeen wooñu ça veut dire que honneur la daal si ñun ndax initiative bi ki ko jël dafa nekk mbokk bu ma jege alors bu fekkente ni àddina dox na ba mu war ma mën a invité nga war ma mën a invité bien sûr si émission dama ci kontaan n'est-ce pas. ok Mountakha Dramé wax ci sa bopp parfois du nekk lu yomb waaw mais dañuy wax juste rek di nga xamante ni aajoona nit ñi xam ko aussi xam ko si yow maanaam man maa ngi juddoo ñaari tali Dakar ci quartier ñaari tali bien sûr sama waajur bu góor mu ngi tudd Cheikh Arfan Moussa Dramé nekkoon jàngalekatu Alquran sama waajur bu jigéen mu ngi tudd Sofiatou Moskeba Cissé maa ngi koy ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram yan na ko yàlla bàyyi sunu kanam di ñaanal suma waajur bu góor fi mu tedd yan na suuf sedd si kawam ak waajur yi ñu jiitu yëpp ak sunu way dawla yi waaw defe naa loolu la daal parce que su may wax si moom suma xol dafay tooy na waaw. est-ce que Mountakha jàng na école ak fu mu yem. waaw Mountakha jàng na école ndax suñ la waxee sunu waajur bu góor jàngalekatu Alquran la woon donc forcément kooku li ñuy xaar si moom rek maanaam doomam war na jàng waaw war na jàng ndax loolu mooy li war waajur bi jàngal doomam léegi ndax doom ji dina nangoo jàng loolu mooy wax ji waaye jàng nañ école alhamdulilah ndax ba ñu nekkee gone def ñu njëkk a jëlee comment dirais-je fii yóbbu ñu Fass Touré jànge Alquran ci daara sunu sëriñ bu baax bi moom it ma koy ñaanal an na ko yàlla may gudd fan mooy Abdoul Aziz Touré ak sama ustaas yi nga xamante ni jàngaloon nañ ma te du ma leen mus a fàtte ndax lépp lu nekk sunu bopp tey si Alquranul Karim ñoom ñoo ko def si ñun léegi ba ñu jugee foofu ñu ñëw dellu siwaat fii Dakar dem jànge école ci benn école franco arabe bu ñuy wooyee Alfalah d'ailleurs Alfalah boobu suma papa dafa bokkoon si membre fondateur yi daf ci bokk alhamdulilah mu nekk benn fierté bu mag a mag ndax Alfalah boobu tey ñi ko sookee li ñuy def si diine bi Sénégal alhamdulilah foo tourné rek li al arab yi di wax athar maanaam signe bi da nga koy gis da ngay gis seen fi ñuy jaar ñi ñi yar nan la ñu mel alhamdulilah loolu fierté la di ñaanal encore suma waajur di ñaanal mag yu baax yi fa nekkoon yëpp te yàlla jëlee leen fi tey mais di ñaanal ñi fi nekk tey di continuer mission boobu gannaaw bi ñu jugee ci école boobu après ñu dem ci beneen école bu ñuy wax lycée Mouhamad Fadilou Mbacké après dugg institut français bien sûr pour approfondir sunu kàllaama ci français loolu yëpp waajur bi moo koy fay ndax mooy li ko war si doom moo war bépp waajur si doom yaa ngi dégg gannaaw loolu di si des mu nekk sunuy kiiwu bopp nga xamante ni école de formation yi
sa initiative bopp yaay choisir école mais toujours moom mooy lay taxaw pour que fay beeg li demee noonu ndax ay tout tànk la ñu woon liggéey ñu woon waaw loolu daal pour te dire par exemple pour répondre à cette question waaw Mountakha jàng na dem naa ba terminal am naa suma baccalauréat après def naa 2 années de formation en commercial comme agent commercial technico-commercial mooy suma spécialité alhamdulilah et puis voilà loolu la daal. macha allah Mountakha jamono bi Mountakha si lan lay yëngu. jamono ji toujours comme ni ma fi ma terminé rek maa ngi yëngu si commerce. maa ngi yëngu si commerce ndax ñun ndongal daara daanaka yooyu ñooy domaines yi nga xamante ni moom la ñu li ci ëpp réew mi réservel. waaw système bi réservel maanaam boo nekkul jàngalekat rek daanaka jaaykat ngay doon. waaw mais jaay nag alhamdulilah ndax ki gën si mbindee fii di yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wassalaam premier métier am gannaaw sàmm mu ngi nekk jaay. gannaaw sàmm mu ngi nekk jaay donc loolu mu nekk benn fierté ñu si ñaan yàlla mu defaral ñu si barke ba lépp luy sunu mbébét ëllëg ñu mun ko mottali. jamono bi gis nañ la aussi nga yëngatu lool si wàllu politique en plus lan moo la ci xiir lu tax nga tànn Pastef. waaw non politique moom xam nga dafa bokk si suñuy dund xam nga alquran sunu borom tabaraka wa taala ba mu sàkkee maam Adama daf koo jox ay njabootam bu njëkk bi mu ko jox mooy soxnaam après ñu am si ay doom léegi doom yooyu nag am na noo leen di yare ndax doom yooyu dañuy continuer di jur am na noo leen di yare noo leen di naka lañ waxatee coacher léegi coaching boobu disons en d'autres termes loolu mooy politique yaa ngi dégg donc politique képp kuy dund ngay nooy di nokki daf may jaaxal sax dégg ay nit ñuy naan je suis apolitique waaw moo la boo xamante ni je sais que ça existe bel et bien dans la langue française mais daf may jaaxal bu ma gisee nit ñi taxawaay boobu ndax boo politiqueul politicien politique sa kaw mais bien sûr voilà mu def li ko neex et puis yow yaa ngi toog foofu je suis apolitique et puis lu doy waar la li tax ñu dugg ci politique nag pour répondre précisément à votre question maanaam mbirum réew la donc dafa concerner ñëpp yaa ngi dégg te ay citoyen lañu yi nga xamante ni yàlla dimbali na ñu bokk ci citoyen yu conscient yi yaa ngi dégg ñu bokk ci citoyen yu conscient yi xam enjeu yi nga xamante ni moom moo xew donc boo ko xamee sa devoir dafay nekk nga jug pour mën a def sa partition léegi moom la ñu nekk nii di ko def waaye nag féete ci boor bi nga wax xamante ni moom la ñuy wax ci opposition bi waaw ci opposition disons opposition radicale bi sax la ñu bokk di ko wax haut et fort andi seg benn fierté waaw ndax boo gisee ma ne opposition bu radicale bi moom mooy tey buñ ko waxee rek xel yëpp day dem Pastef waaw xel yëpp day dem Pastef donte nekkuma fii di waxal Pastef di wax ci turu Pastef mais sama appartenance politique nga ma laaj moo tax donc ci parti boobu la ñu bokk fas yéene. lan moo la xiir si parti boobu. écoutez xam nga bu ñu waxee doomi jàngalekat dañuy wax en général culture da ngay cultiver si ñu yàlla may chance boobu da ngay xam lu bari di nga xam lu bari ci alquran di nga xam lu bari ci sunna di nga xam lu bari ci société yaa ngi dégg et di nga xam lu bari ci actualité léegi nag ñun ba ñuy tuut tànk sunu maam ndeysaan maa ngi koy ñaanal yan na ko sunu borom jégal ay bàkkaaram dugal ko aljannatul firdaws ñu koy wax cheikh al islam Kamadou Maria dafa bëggoon débat trop ci wàllu politique waaw léegi su mu mësaan dem vacances daa nekk su nekkul di firi alquran mu ngi toog ak ay nit di wax ci politique léegi nag ñu commencé di dégg muy expliquer parfois mu wax ba wax ci Houphouët-Boigny léeg-léeg mu wax ba wax ci comment dirais-je imam Khomeini affaire yi demee noonu xam nga léegi ñu commencé di intéressé wu Léopold Sédar Senghor mais aussi ñu continuer di jàng suñu jàng ba ñu xam lu bare nga xamante ni réew dina ko doxee looloo tax ñu dugg si politique ñu am si benn engagement benn taxawaay
maanaam mooy que ne képp ku nekk ci réew ni muy doxee daf la war a soxal doxin bi nag dafa war a ànd ak dëgg boobu ba ñu gënee nekk xale li ñu jàppoon dañoo jàppoon ne Ablaye Wade mi nekkoon PDS moom moo doon wax dëgg ji moom moo doon incarné dëgg ji jamono jooju amuñu sax âge yu voté yaa ngi dégg léegi ñu continuer ba vraiment Ablaye Wade yàlla def sénégalais yi fal ko jëlee fi Abdou Diouf xam nga dañ fi jëlee Abdou Diouf mu nekk benn contentement bu extraordinaire maa ngi koy fàttaliku ba léegi maa ngi koy fàttaliku parce que résultat yi bu ñu ko doon joxee ñu ngi doon toog ci rajo yi di jéem a relever affaire yi demee noonu xam nga man ak suma benn xarit ba léegi fàttewu ma ko yaa ngi dégg léegi nag nit ñi amoon espoir parce que ñun peut-être lu métti li Sénégal daan dund dañu koy nettali rek ndax añ bi da daan pare ñu gis la nga gis añ ci biir kër gi xamoo lan la dëkk bi méttee quoi mais le fait que gars yi ñu ngi ko doon wax donc da ngay xam ne réalité la mais ñun ba ñuy màgg gis Ablaye Wade ak ñi mu àndal ñu continuer di def seen i liggéey mais ñu jékki-jékki gis ne vraiment ndeke paay li ñu doon wax ne réew mi dafa métti mu ñëw ba réalité boobu dab ñu yaa ngi comprendre léegi nag après ñu commencé wax ne mais attendez ñun ki nga xamante ni ci moom lañ amoon yaakaar di président Ablaye Wade yàpp ne li mag ñi wax dëgg la parce que après xam nga réalité bu nekk ci réew mi maanaam dañ lay métit bi nga ñëw gis ne dëgg la moom ngeen di dund comprendre nga li tax ngeen koy dund maanaam mooy mal gouvernance bi suñ ko waxee mal gouvernance suñ ko waxee maanaam mooy dafa mel ni màgget bu taxaw yaram bi yëpp di métti xam nga réew mi noonu la meloon quoi xaalisu réew mi ñu koy dilapider gars yi di ko sàcc gis nañ fi ay chantier à coût des milliards yoo xamante ni kenn mënu ko expliquer corniche ouest bi ñu ngi koy fàttaliku xam nga affaire naka la tuddati passeport non je veux dire carte d'identité yi xam nga numérique yi ba ko Ablaye Wade di def fii mais ak d'autres scandales yoo xamante ni sénégalais yi ñu ngi ko doon dund mais ci panier ménagère bi muy koy gën a sentir tous les jours et ñuy dégg ay milliards loolu nag mu gën a ñoo yokku naka la tuddati ñu gën a intéressé wu politique xam nga danga may baal nag du ma wolof suma voilà xam nga ñu gën a intéressé wu ci politique ba espoir bi nga xamante ni amoon nañ ko ci Ablaye Wade xam nga ñu gis ne espoir bi daal waaw yàqu na daal maanaam yaakaar bi bu ma ko mënee wax mu tas yaa ngi dégg bon mais bref ñun yaakaar nit moo ci nit lay tasee suñu yaakaar si nit ci lay tasee moo tax dafay sax baax nga bañ a yaakaar nit nga yaakaar yàlla mais yàlla boobu ñu yaakaar moo tax ñu continuer di jàpp ne tant que mu ngi exister ay nit yu bon te fës ay système yu bon te fës am na ay nit yu baax yu làqu wala yu fës ñun ñoo leen gisagut donc ci la ñu continuer ba yàlla def Pastef juddu yaa ngi dégg gannaaw ba ñu falee président Macky Sall bien sûr wala ba ñu falee scandale moom laa ko mën a tuddee wala catastrophe moom laa ko mën a tuddee waaw malheureusement pour les Sénégalais en ce qui me concerne personnellement boo bëggee ma wax la ci man musuma ko gëm Macky Sall waaw man musuma ko gëm parce que lu tax musuma ko gëm mooy dama gis ne les 12 ans de Ablaye Wade Macky Sall bokk na ci gouvernement bi te occupé na poste yi yëpp moom ak tant d'autres Idrissa Seck Cheikh Tidiane Gadio Khassimou Dia ak moom ak Macky Sall muy ñoom 5 yi nga xamante ni vraiment 4 yi nga xamante ni plus Ablaye Wade muy 5 pour tënk foofu rek dama doon wax suma gars yi suñ la musaan toog di waxtaan te man may PDS pour fàttali la je suis PDS yaa ngi dégg pour fàttali la may wax suma waa gars yi ne leen man mënuma gëm ne xaj dina bon mais kuti yi baax bu ñu taxawee ñun sénégalais yëpp ñu diaboliser Ablaye Wade parce que daf ko wane ñu ne baaxul lu muy gouverner baaxul et que gouvernance boobu ñi mu si àndal mooy les Idrissa Seck les Macky Sall les Khassimou Dia les Cheikh Tidiane Gadio après ba ñu demee ba gisatuñu seen bopp si mbir mi ñu génn ba ñu génnee ñu taxaw di dénoncer
ñu bëgg a ñëw li Ablaye Wade yoroon ñu jox leen ko. Ça veut dire que sunu mémoire parfois da ngay jaaxle sénégalais ndax am na capacité d'analyse wala lan moo ko jot quoi ndax muy pourquoi muy teel a fàtte. gars yi dinaan am engouement bi euphorie bi Macky baax na du wax kat dugg na fi génn na fi ba ma ne leen di ngeen ko gis malheureusement temps bi jox na ma dëgg malheureusement du lu ma neex et lan la ñuy dund tey jarul sax ma la koy wax yaa ngi dégg jarul ma la koy wax ñëpp xam nañ ko xam nga mooy li gën a métti li ñu daan dund si Ablaye Wade li gën a métti li ñu daan dund si Ablaye Wade mais ci côté bu nekk quoi côté bu nekk boo nemee ci côté éducation bi nga dem ci santé bi mais nga dem ci sport bi mais nga dem ci agriculture bi mais nga dem ci économie bi industrie mais nga dem fu nekk quoi yaa ngi gis transport bi mais ñu ngi dund lu gën a pire liñ daan dund jamonoy Ablaye Wade mais le plus pire encore mais mooy sàcc alalu réew mi au moins Ablaye Wade soo fàttali ko daggoon na suñu relation plus ou moins ak tubaab bi bu ñu waxee tubaab ñun xel yi day dem ci France comprendre nga jéemoon na fi génnee plus ou moins seen armée bi mais aussi Dubai Port World si la ñëw dolli ko si naka la tuddati Bolloré ci port bi yaa ngi dégg nit ñi amoon espoir na au moins dañ am benn changement mais MCA mooy Millennium Account Challenge bi ci lañ leen jox xaalis bu bari ñu def ci ay route yaa ngi dégg ñu amoon espoir yaa ngi dégg et que Macky Sall ba mu faloo boobu ak léegi lan la ñuy gis mooy li gën a pire mais les gens bi yi nga xamante ne ñoo nekkoon ci nguur googu ñu vomir leen à la limite yaa ngi dégg ñu vomir leen maanaam ñu wàccu leen mais je veux citer Souleymane Ndéné Ndiaye je veux citer Maître Ousmane Ngom les Farba Senghor les Serigne Mbacké Ndiaye consorts et tout ça mais ñëpp laa bëgg a citer quoi sauf quelques xam nga personnes rares mooy Madické Niang et tout ça là yaa ngi dégg ñëpp ñu jëlaat leen les Moustapha Niass avant que ñun ñuy judd ñu ngi ci politique bi mais ñu ngi ci lekk xaalisu alalu Sénégal comprendre nga Macky Sall boobu mu jël sunu baat delluwaat ko tubaab bi mais en kii boobu naka la tuddati man aw moon déception à titre personnel mais aussi continuer suma combat bi ñu ma doon nettali si Abdou Diouf maanaam dafa métti donc nañu fi jéem a teg ku baax muy Ablaye Wade ñu gis ne kooku décevoir nañu nañ fi jéem a tegaat keneen ku ko gën gars yi jàpp ne mooy Macky Sall toujours personnellement musuma ko gëm moom ak Idrissa Seck Cheikh Tidiane Gadio Khassimou Dia parce que xamoon naa yaa ngi gis bu ñu amee même déception donc ñun dañuy continuer suñu combat bi jusqu'à que ñuy dajeeg keneen koo xamante ni bien dina nekk nit ku baax dina nekk nit koo xamante ni am na jikko yi yàlla gërëm jikko bi yàlla gërëm boo demee moom mooy naka la tuddati jikko yi alquran wax boo demee ci suratul mu'minun yaa ngi dégg moom mooy jikko yi yàlla gërëm bokk na ci ku dul fen bokk na ci ku dul sàcc yaa ngi dégg léegi nag bu ñu demee ba dajeeg nit koo xamante ni la personne de Ousmane Sonko duñu mën a wax trop sax ci personne am parce que xamuñu ko trop mais mu incarné benn naka la tuddati benn politique wala benn vision tey dañuy daal di gis suñu bopp ça veut dire que c'est comme si moom ñun la doon wër et même ñun aussi ñu doon ko wër mu xëy rek ne maa ngi nii ñu nit ñu daw rek song ko moo tax ñu dugg Pastef ça veut dire combat bi Pastef balaa muy judd fekk nañu ci et puis dañuy continuer fierté la tey et que su ma turee suma tur wala ñi ma xam dama foo bokk wala ñu xam ne Pastef laa bokk rek déjà damay am lu ma neex sama biir xol. ok bon en fait gis comme li nga fi expliqué yëpp gis nañu Ablaye Wade fu mu jaar ñu wàcce ko fi teg fi Macky Sall aussi ñu teg fi Macky Sall tey jii yéen ñëpp ñu ngi daw Pastef est-ce que tey lan la leen Sonko wan li nga xam ne lu concret la bi nga xam ne mën na leen dugal tey ngeen teg Sonko comme président. xam nga loolu dafa yomb franchement dafa yomb parce que tout à l'heure ba may terminer sama kii bi nee naa la koo xamante ni du sàcc koo xamante ni du fen mais su ñëwee wax la ne incha allah soo ma dénkee lii ndax yonent yàlla Yusuf alayhi salaatu wassalaam yaa ngi dégg bañ ko jàppee Misra ñu jaay ko foofu ay frère am sànni ko si teen ñu génnee ko yóbbu ko jaay ko buur Misra ba mu génnee yaa ngi dégg
ba muy wax buur bi ne dama bëgg nga dénk ma naka la tuddati magasin yi wala mooy économie bi mën naa ko gérer yaa ngi gis dafa amoon na xam-xam bi mais aussi amoon na njub bi yaa ngi gis léegi bu waxee boppam ñi nga xamante ni xamoon nañu potentiel bi am na ko automatiquement dañ ko daal di gëm buur bi bokk ci ñooñu mais ñun Ousmane Sonko lu mel noonu lay représenté si ñun lu mel noonu lay représenté si ñun pour man maa ngi koy xoolee tey benn yoon ci yàlla Youssouf Ousmane Sonko maa ngi koy xoolee benn maanaam espoir la quoi pour te dire donte sunu yaakaar bu ma koy wax sama xol dafay fees parce que xam naa lan mooy mal gouvernance xam naa ko parce que lu mu bon def nañu quelques tours ci dans la sous-région maanaam ci dëkk Afrique yi gis nañu ñi nga xamante ni entre guillemets dañuy wax ne ñun Sénégal ñoo leen tane mais gis naa aussi yenn dëkk yoo xamante ni xam naa ne ñooñu tane lu mel ni Maroc moo ñu tane bu baax a baax yaa may dégg donc suñu gisee gis nañu tous les jours les gens viennent de l'Europe ñuy dem di ñëw ñuy expliquer li fa am et puis ak mondialisation bi sax soxlatoo peut-être nit expliquer la moo am foofu tu as l'internet avec toi juste rek mën nga dugg ville de New York mën nga dem Baltimore mais mën nga dem je veux dire Kuala Lumpur xool lu fa nekk mën nga dem yow whatever fu la neex ci àddina bi ak internet nga gis lan mooy mais développement mais lan mooy prospérité yaa ngi gis donc loolu bu fekkente ni nit ñëw na di ko incarner rek te ñun ba ñuy xale ñuy aspirer loolu donc dañuy daal di bokk ci kooku wala ñu ànd ak kooku naturellement et puis du doon ci sans condition je veux dire waaye. parce que lu ma jaaxal ci mbir bi mooy. toujours ku fi toog rek daf ñuy gëm loolu li nga xam ni après du ko def léegi loolu moo tax nag mu nekk li nga xam ne jaaxal na ma ci Ousmane Sonko est-ce que du ay diggee rek dig rek lay doon. non boo seetloo soxna si Ousmane Sonko digul kenn lenn Ousmane Sonko. digul kenn lenn xanaa yow nga wax ma lan la dig nit ñi mais ñaareel bi mooy ñi fi toog sénégalais dañoo am mémoire bu xaw a gàtt nañ ma baal si kàddu gi parce que Ablaye Wade ba mu toogee fal na Moustapha Niass premier ministre après Moustapha Niass je pense que c'était Mame Madior Boye Idrissa Seck il est comptable ci état catastrophique bi Ablaye Wade bàyyi réew mi mais après Idrissa Seck Macky Sall est comptable Macky mi nga xamante ni am na chance bi ñeneen ñi amul occupé poste yi yëpp Petrosen ministère de l'intérieur assemblée nationale premier ministre il était comptable yaa ngi dégg léegi naka la ñu mën a taxawee mere Ablaye Wade mais en même temps les Macky les Idi les Cheikh Tidiane Gadio ñu am espoir ne ñooñu baax na ñoo tane waa ji gis nga contradiction bi fa nekk mais c'est contradictoire ça veut dire l'homme sénégalais si boppam parfois analyse am wala kii am compréhension am daf lay xaw a jaaxal dafay fàtte wala moo koy tey wala des intérêts crypto personnels moom mooy tax ñuy défendre yenn causes yi doo ko comprendre parce que bu fekkente ni man Macky Sall tudd nañ ko ci xaalisu kii bi je veux dire Taïwan bi ba mu nekkoon ci biir tudd nañ ko ci xaalisu Gabon bi Omar Bongo ba mu nekkee ci biir Idrissa Seck mallette yi xaw ma lan xaalis muy naan affaire c'est l'affaire des grands bandits vous savez léegi naka la sénégalais war a mun a continuer di am si ñooñu espoir loolu laa comprendre contrairement ak Ousmane Sonko mi nga xamante ni jot naa liggéey mais ci domaine bi nga xamante ni ci réew ci bànqaas bi nga xamante ni ci biir réew mi ñi fa nekk ñëpp boo ci xamee kenn rek laa la wax gis nga train de vie am nu muy mel ah il roule ci ay ngandey oto des grosses voitures des voitures gourmandes yéeg la ñuy dawal kër yi ñuy am kenn du xam ñaata la d'ailleurs la semaine dernière am na benn journal bu ko bindoon am na benn waa joo xamante ni xaw ma lan la ci impôt et domaine mais il a 137 titres fonciers ci Dakar te kooku nekkul sax kii si gars yi cadre sax ci gars yi mais yaa ngi gis loolu léegi te moom mu nekkoon inspecteur ci biir mu génn taxaw défier l'appareil naka de l'État ne leen soo leen gisee ma sàcc benn fukki dërëm autorisé naa leen ngeen rey ma wala ngeen tëj ma seen ngir dund
ak li mu leen sonalee yàlla xam na ne buñ ko xamalee benn waxuma la fukki dërëm sax bari na mais benn dërëm buñ ko xamalee rek mais tey waxuñu Ousmane Sonko kon ñu ngi dem ay jabaram sax kon dindi nañ seen tenc donc nit kooku ñun dañoo war a am si kooku espoir bu fekkee dëgg la ñuy wut bien sûr bu ñuy wut leneen lu dul dëgg nag bon en fait mun nañ ko bàyyi fii tamit dem si continuer di wër-waraan rek ñu dajawaat keneen ku mel ni Macky Sall wala ku ko gën a pire encore mais pour man actuellement mënuñu am ku mel ni Sonko sax wala ku ko gën mënuñu ko am oui. gis nañu aussi jeunes yu bëri dañu am problème si wàllu bindu liste électorale yi ban commentaire nga ñu ci indil. waaw loolu bon man li ma si gis yaakaar naa ñaari yëf la mën a doon benn bi mun naa ne moom mooy manque d'information yaa ngi gis jeunes yi wala déception bu ko jur la sax laa mën a wax parce que bu ñu gisee depuis sa maam dëkk si benn quartier maanaam amee këru baraak sa maam ne la sa baay ci biir këru baraak bi la juddoo yaa ngi dégg sa yaay ci këru baraak bi la juddoo yow ci nga juddoo ba takk soxna sa taaw ci këru baraak boobu la juddoo te ñu ngi nekk ci réew moo xamante ni chaque jour nga dégg ay milliards et ñu ne la pour ñu changer élite bi il faut que nga dem voter ji mais tu te poses la question mais à quoi sert d'aller voter pour quelqu'un boo xamante ni buy gouverner mais du am benn impact direct mais ak man te xaalis bu muy gouverner soi-disant am naa si cër kooku amul lenn lu koy encourager pour mu dem inscrire yaa ngi dégg amul lenn lu ko encourager mais aussi beneen bi ñaareel bi mooy maanaam mooy il faut que ñu def comment dire sensibilisation bu bari sensibiliser leen ñu gën a comprendre enjeu yi xam leen ne y a toujours de l'espoir tout à l'heure maa ngi doon wax ak kaaw Ousmane Sonko léegi bu ñu defee combat boobu ñu mënee que incha allah la plupart gis nañu ci xale ndaw yi parce que mois de mars bi passé rek wan nañu ne xale yi ñu ëpp si ñoom tey am nañu information bu leer ñu ëpp si ñoom am nañu information bu leer léegi nag lan mooy tere ñenn ñi bañ a dem toujours dem inscrire bon loolu question boobu xanaa dañ koy mettre en suspense mais j'espère que découragement aussi bokk na ci li ma yaakaar ak manque d'information bien sûr. gis nañu aussi opposition bi dafa diviser 3 coalitions yu mag est-ce que loolu du seen défaite. xam nga opposition bi c'est bien parce que ku wax opposition wala ku wax un parti politique wax idéologie wax vision yaa ngi dégg. et que parti politique yi bari nañu bari waaye boo xam ne ci Sénégal yaakaar naa ne lu ma juumul nombre bi dem na ba lu mat ñetti téeméer maanaam mooy 300 partis ñooñu ñëpp mënuñoo bokk lu ñuy gisee ni ñuy gisee déjà maag yow mën nañoo bokk ndey ak baay duñu sax bokk ni ñuy gisee léeg-léeg ceeb bi dañ koy togg ci kër gi mu neex lool waaye jour boobu man bëgguma ceeb te dinaa ci añ yaa ngi dégg donc loolu kenn du leen ko jàppee sauf que opposition qui s'oppose à l'opposition kooku moom mën na yóbbu opposition à leur perte yaa ngi dégg li may wax ni c'est très profond yaa ngi dégg bu ñu diviser bu fekkente ni ñoom ñëpp dañuy opposé wu au pouvoir loolu baax na dañ ciy gagner bu baax a baax mais bu fekkente ni parmi ces 3 yi nga wax entités yi nga wax dañuy am ñoo xam ne dañuy opposé wu à l'opposition kooku moom pour opposition bi gagné ci mais vraie opposition bi gagné si dafay métti waaw dafay métti ndax ñii faux jeu la ñuy jouer maanaam dañuy lëre nit ñi élection présidentielle yu passé nit ñi gis nañ ko ak benn parti politique bugguma tudd seen tur mais gis nañ ne joxuñu benn consigne te nee nañu ay opposants lañu mais après les élections gis nañ ko donc bu fekkee toujours ci biir opposition bi am na opposants yu mel noonu dafay affaiblir bien sûr opposition bi mais on a de l'espoir parce que alhamdulillah ce qui est en train de se passer surtout ci toile bi ndax jeunes yi bari daanaka sont connectés yaa ngi dégg ce qui est en train de passer ci toile bi ñu ngi conscientiser ñu bari la preuve ak seen chaîne machallah Badoaya TV
ci loolu ngeen li ndox matin midi soir. Donc je pense que suñu continuer jeunes yi dinañu am plus d'informations à ce que ñu xam lan moo leen war ci seen réew ñu jug di ko def. ok parti Pastef gis nañu mu ngi yokk bu baax. am ñu bàyyi seen parti ndax parti Pastef. ban leeral nga ñu ci indil. waaw non xam nga tout à l'heure maa ngi doon wax ci système te système mënuñu ko personnifier yaa ngi gis mënuñu jàpp nit bopp nit ñu ne kii mooy système yaa ngi dégg système tëralin la doxalin la nit ki mun na nekk ci biir doxalin boobu di doxalee doxalin bu ñaaw muy continuer di ko def mu jékki-jékki rek mu am ku ko yee ne ko saa waay li ngay def li nga nekk nii di def nii mais jaaduwul am na lu ko gën mu xëy rek mun a bëreet daal di jóg mu ne dëgg la mooy andi tuub même si nit ki bu léeg-léeg nga nekk si yoon boo xamante ne da lay wóor na di du yoon bu baax yaa ngi dégg après mu tuub mu daal di dellu ginnaaw yaa may dégg bu delloo ginnaaw gis na lii mooy dëgg mu rejoindre dëgg bi et puis mu jeex tàkk quoi donc parti yi say ci biir Pastef encore une fois nekkuma di wax ci seen tur xam nga pour man dañoo gis dëgg ji ñu doon wër dëgg la ay nit yu dëggu lañu ñu gis dëgg ji et puis ñu daal di ci sey mu jeex tàkk quoi coow li bariwul bañ a bari ñu wuuteeg ñi nga xamante ni mais dañuy wax ne je signe sous réserve xam nga ñooñu doy nañu waar daal mais yàlla baax na. mais yéen a ngi am coalition ak waa système est-ce que loolu du wàññi dara ci seen kii. waaw mais c'est la même réponse c'est-à-dire dama la wax ne système bi. du nit du ay nit est-ce que yaa ngi may dégg. système bi doxalin la bu ay nit teg léegi nit ñooñu. ñi ko teg bu fekkente ni tey nekkuñu ci nguur gi wala ñi ko doon incarné nekkuñu ci nguur gi ñoo ci opposition bi mu am ñi ci des ba tey ñu gis ne c'est vrai que kii ñëw nii éveiller suñu ko conscientiser ñu mu xamal ñu ne même ñun ci li ñu nekkoon baaxul ñu nangu ko dès que ñu nangu ko rek kooku ànd ak moom day daal di neex dama lay wax ne li ciy danger mooy mu am koo xamante ni ci biir opposition wala ci biir ñooñu buy opposé wu à l'opposition boobu moo ciy doon danger mais bu fekkee ak lu ñu munta def comprendre nga ils sont toujours comptables peuple sénégalais bi moom mooy décider suba mu ne même ñii dañ leen war a auditer et puis dañ koy def su peuple sénégalais bi décider def wax ko dañ koy def comprendre nga mais bu fekkente ni gis nañu ne ñoom dañoo nekkoon ci lu jaaduwut comme dañoo bëgg a dellu si mais kan moo war a mën a taxaw ne leen doo leen dellu si ak kan moo yore monopole dëgg. donc buñ koy def moom dañ ciy sant yàlla. si membre Mafia Kàcci Kàcci nga bokk. tey ban commentaire nga ñu mun indil si arrestation seen coordinateur Ousmane Diagne. waaw d'abord Mafia Kàcci Kàcci maa ngi leen di saluer suma gars yi parce que alhamdulilah di leen wax ne sama mafia bi laay waxala di wax ne Macky Sall ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax ndax au moins dimbali nañu lu bare te dañ ko ciy sant ñun waa mafia bi bari na si ñun koo xamante ni bu jullee day ñaanal Macky Sall ndax Macky jàppale nañu dajale nañu mbalit dafa dajale mbalitu nit yi nekk ci réew mi mu dajale leen ci benn place ñun waa mafia bi mais daf ñoo yombal liggéey bi ba pare mais droit d'auteur lañ koy wax mais Macky moom lañ koy delloo parce que moom moo créé Mafia Kàcci Kàcci moom moo toog guddi xam naa day seetaan Facebook li ko gars yi di yàq ci mal gouvernance bu mu nekkee parce que la plupart des médias jënd na leen heureusement que Badoaya TV bokk ci te incha allah du ci musa bokk ndax Badoaya papa la yaa ngi dégg papa bu amoon barke papa bu amoon barke képp kuy doomi soxna ci réew mi xam nga kan mooy Téréma Badoaya macha allah te chaîne bi dina wuyoo turu boromam bu soobee yàlla yaa ngi dégg xam naa dafay toog ci kii bi naka la tuddati ci Facebook bi guddi moom moo xam ban heure la ciy toog di xool suñu commentaires yi mais Macky Sall mais dama bëgg nga xam benn affaire Macky Sall yow Sénégal moomuloo ko
mais moomul Sénégal moomul sénégalais yi yaa may dégg mu ne wooy xale yi di toog ci kii bi ci internet bi suba ba ngoon di kàcc boo ko gisee ba mu koy wax fu ñaaral kanam bi ak arrogance bi mu ko doon waxee mais il se fout de nous ce gars non je vous le jure ak ñangal bi ak arrogance bi xam nga fugg bu mu àndal naan dinañ xam mais attendez yow da ngaa ragal prison mais ñun ragaluñu prison yow da ngaa ragal dee ñun ragaluñu dee te ñun ñooy dund nag munoo ñoo tere dund te dañuy dund incha allah ba màgget ci jàmm ak ci salaam te ci réew mi la ñuy tëdd dinañ la dégager ci biti kàcc bi nag moom Macky Sall jàppal ne tey jii wala bis bi ngay jot bi vidéo bi lay soog a commencé sunu coordonnateur bi mu arrêté c'est très simple ni mu arrêté woon Karim Wade donte bokkuñu ak ñoom vraiment vision sore nañu ak ñoom ni mu arrêté woon Khalifa Sall ak tant d'autres personnes très récemment Kilifeu de Y'en a marre maa ngi koy massaw di nuyu soxnaam et puis di leen massaw mais ak Mohamed Simon aussi nu mu leen arrêté pour lan la vous pensez que ne ñooñu bu ñu nekkoon APR dinañ leen arrêté mais jamais te loolu ñun dañ ci war a kàcc te kàcc nañ ci yaa ngi may dégg mais récemment scandale bi xew ci réew mi xanaa déggoo leen ko wàllu passeport diplomatique yi ay góor di marié ba ci biir hémicycle bi assemblée nationale góor di takk góor c'est une abomination à la limite pour ñin ñoo xam lan mooy abomination c'est une abomination ay góor jigéen ñu gis ko ñu taxaw wax ko ñu ne ñoom dañoo amee passeport diplomatique ñu koy wan am na ndaw si génn fan yi passé nee na dañ ma bëggoon jënd PDS la nekk benn maire bu digne macha allah fàtte naa turam jox nañ ma passeport mais demuma fenn mu ngi nii sama loxo yaa ngi may dégg léegi Macky Sall toog fii di def yu ni mel ak yi nga gën a pire mu ne ñun duñ ci wax duñ ci kàcc Macky ñun nag ñooy kàcc ñun ñooy kàcc gis nga naa la wax benn affaire da nga xamul kan mooy Ousmane Diagne suñu coordinateur maa ngi koy saluer au passage et puis di ko wax le combat ne fait que commencer te moom moo ko gën a xam plus que man sax da ñoo yokk fulla da ñoo yokk fayda da ñoo yokk jom démb tribunal la ñu nekkoon démb ci la ñu libéré soog a bàyyi Ousmane après neen dañ koy jox convocation mu ñëw wuy si je sais pas sur quel kii yaa ngi dégg mais bu ko xamoon daf ko doon bàyyi tranquillement mu continuer li muy kàcc mu kàcc ko mais fi mu nekk nii li mu yokk Ousmane ci courage mais on est plus de 42 000 Ousmane Diagne suñ mafia bi on est plus de 42 000 kàcceur te nag gis nga na xaar fii ba semaine prochaine dinañu kàcc ba wax ko dinañ kàcc ba kàcc li mu añee li muy añee ak di ko ndékkee ñun ñoo koy def nag du fi nekk di sàcc alalu réew mi mais ay góor di takkante ci sunu tur ci sunu passeport ñu leen koy jox moment bi nga xamante ni ñun suñu bëggee dem bitim réew lu ne la ñuy daj yaa ngi may dégg financement bu nekk di nga ko dégg ku bokkul APR doo ci jot Macky nee na ñun duñu kàcc Macky Sall ñun nag ñooy kàcc ñun ñooy kàcc bu baax a baax ak sa procureur kii naka la tuddati kii Bachirou Gueye xam nga xamante ni moom lu Macky tisooli rek mu ne ko yarhamkallah léegi nee nañu kenn du ci wax non mais c'est du n'importe quoi ñoom ñooñu moom wala réew mi seen titre foncier wala lan la c'est que je chasse réew mi ñun ñoo ko moom plus particulièrement ñun jeunesse bi parce que moom il a plus d'une 50aine yaa ngi dégg ñun commencé guñu sax suñu première mi-temps léegi mu bëgg moom ñu jox ko suñu alalu réew jox ko privilège yi yëpp ci biir privilège yi mu ciy def loo xamante ni neexuñu te mënuñu ci dara liñ ci mun mooy kàcc dañuy bind ci internet bi Macky Sall bind lépp loo xamante ni yaa ngi koy def ci mal gouvernance di ko dévoiler matin midi soir te doo ci mun tous li nga mën mooy yokk ay kaso te man xoolal je vais vous dire une chose sama borom kenkayri bu nekk sama koñ am naa ci quelques sacs de ciment soo bëggee ma jox la bu fekkee da nga bëgg a tabax yeneen cellule
ma may la ci saaku ciment yooyu nga yokk ko ci man maa la wax loolu Macky Sall nga yokk ko ci parce que cellules yooyu ngay tabax wala yi fi nekk nga koy feesal bu suba tu seras le premier président boo xamante ni dañ koy jugé te dañ koy tëj yow Macky Sall man maa la wax lii ak ñi nga àndal ci mbuxum bi waaw. macha allah kàddu yi rafet na waxtaan bi neex na aussi looy tàggatoo. waaw tàggatoo bi bon bref damay sant yàlla xam nga di leen aussi remercier encore une fois de plus di wax sama waa membre mafia Kàcci Kàcci ne que le combat ne fait que commencer voyez réew mi ci guuta bi mu nekk nii ñi ko fi mën a génne ñun rek la jeunesse bi yaa ngi may dégg nañu continuer sunu sensibilisation bi nañu continuer sunu combat bi xaar ci lu nekk nag waaw xaar ci lu nekk parce que xam nañ ne ñi ñu jiitu ci kaso yi am nañu ndey am nañu baay am nañu soxna am nañu doom am nañu ay responsabilité ñun ñi fa musul dugg yan nañ ci yàlla musal moom la ñuy ñaan te buñ ciy dugg tamit loolu la quoi nañu la bonne cause dugal yaa ngi dégg gannaaw loolu di ñaanal sunu président Ousmane Sonko dama koy ñaanal quoi vraiment yan na ko sunu borom sàmm ci seen i pexe yu bon waaw ci seen i pexe yu bon yan na ko sunu borom sàmm bu baax a baax a baax a baax a baax ba lii mbébétam di sunu mbébét mooy mu jot réew mi ëllëg yàlla def ko mu am te bu amee yan nañ ko fekkee te tal ko ñu lutter ensemble pour faire décoller ce pays mais le mettre sur les rails ñu dem du ma tëj lu dul ne damay santaat suma waajur bu jigéen suma yaay di ko ñaanal gudd fan di ko sant bu baax di ko wax ne bëgg naa ko lool et suma rakk yi maa ngi leen di def un gros coucou ñoom ñëpp ñu ngi France xam naa du ñàkk dinañ ma seetaan maa ngi leen di sant sama jarbaat comment dirais-je Jelani di sant suma soxna Mariama Dramé madame Dramé mais bien sûr di sant suma doom Hafiz maa ngi ko tuddee suma papa Hafiz Moussa di ko ñaanal yàlla def ko mag l'islam et puis foofu laay tëjee waxtaan bi di la sant aussi di la gërëm di sant télé Badoaya TV ca kaw ca kanam. salaamaaleykum wa rahmatullah. waa kay mbokk yi lii nañ leen indiloon tey ñu amoon mbégte ak kontaante doon dalal tey Mountakha Dramé si suñu plateau kàddu yi rafet na macha allah. ñu ngi lay jaajëfal bu baax di la ñaanal yàlla li ngeen xam ne yéen a ngi ko sumb yal na leen ko. suñu borom bi antul si daraja Nabi Moustapha barke Alxuraanu Karim. jërëjëf maa ngi nuyu sama caméraman général Ibrahima Badoa Dramé di nuyu ñëpp di nuyu sama yaay di ko sant bu baax. di ñaanal sama waajur bu góor bi nga xam ne moo génn àdduna yàlla na suuf oyof si daraja Nabi Moustapha ñu ngi leen di jox dig daje si beneen numéro si Badoaya TV.